di nuyu borom kër gi di nuyu ñëpp ñu nekk ci biir kër gi voilà comme ni nga ko waxee dañuy waajal célébrer li ñu naan journée mondiale de l'ozone muy journée boo xam ne àddina yëpp ñoo koy célébrer muy le 16 septembre comme dans tous les pays waaw 16 septembre di suba ren nag ñu jagleel ko vaccin yi ak aliments yi nga xam ne moom la ñuy seddal ma fàttali ne nag célébration boobu Nations Unies moo koy célébrer àddina yëpp a koy célébrer kon thème bi bés bi buñ koy duppee dara Nations Unies mooy décider lañ koy duppee mais nag lu ci ëpp lañ koy duppee dafay méngoo ak jamono moo tax ñu duppe ko vaccin yi ak suñuy aliments pour conservation aliments yi. lan mooy couche d'ozone Louis Alioune Ndiaye. jërëjëf waaw couche d'ozone buñ ko waree faram-fàccee dinaa ko jéem ci wolof ndax lu xaw a jafe la. waaw mais couche d'ozone daf di benn lu ñu naan malaan. boo xam ne dafa yiir nit ñi. malaan bi lay yiir nag dañu naan. yiir ci lan. yiir ci ay rayons ultraviolets. rayon ultraviolet yi. waaw fu muy jóge. rayon ultraviolet yaa ngi jóge ci kaw ci jaww ji. xam nga couche d'ozone dafa nekk lu tolloog 50 kilomètres téeméeri kilomètres ci kaw. ci kaw. ci suñu kaw bopp. ñu naan ko stratosphère. waaw moo ñu tiim. mais mënuñu ko gis. amul xet itam. mënuñu ko xeeñtu. waaye nag dafa doon benn malaan boo xam ne malaan bu oyof la. waaye nag malaan bu am solo. parce que malaan boobu dafa yiir lépp loo xam ne lii dafay dund tey noyyi ci àddina. kon bu amul woon dund du mën nekk. bu amul woon dund du mën a nekk. parce que rayon ultraviolet xejul ci dara loo xam ne lii surtout nag muy rayon ultraviolet B xejul ci dara luy noyyi ci àddina couche d'ozone boobu nag moom moo am problème moom moo. feebar lan mooy problème bi lu ko feebar. problème bi mooy dafa am lu ñuy jëfandikoo ci àddina. ñun ñëpp ñu di ko jëfandikoo àddina yëpp di ko jëfandikoo loolu mooy li nga xam ne mooy génne. ci biir loolu la ñuy jëfandikoo ñu tudde ko ay fluides frigorigènes ci biir am lu ñu tudde ay substances. ay jumtuwaay yu nekk ci biir yu tudd chlore. chlore boobu bu xasee ba génn ci biti dafay tag ci jaww ji. bu taggee ci jaww ji mën na fa def lu tolloog téeméer ak ñaari téeméeri at. te du yàqu toogaay boobu muy toog nag ci kaw jaww ji ay ati at loolu mooy li nga xam ne mooy bët malaanu kiiraar googu nga xam ne mooy aar nit ñi mooy yiir nit ñi pour rayon ultraviolet bañ leen a laal malheureusement nag bu fekkee ne dafa bëtt rayon ultraviolet yi day percer day jàll ñëw directement ci kaw nit ñi ak lépp luy dund tey buñ ma nee lan mooy malaan bi damay mel ni lu la naan rek tey bu fekkoon ne day taw nga jël parasol boo génnee doo tooy mais parasol bi boo ko jëlee mu bëtt boo génnee ndox mi dina la dab noonu la demee boo ko waree misaal bi leer na balaa ñuy continuer ci couche d'ozone bi réchauffement climatique lu mu fu mu dajeek moom wala bokkuñu bu ñuy coow réchauffement climatique usines yi nekk di sànni saxaar ci jaww ji wala bokkul ba léegi bon mënuñu ne bokkul mais am na fu ñu dajee xam nga changement climatique dafa am gàllankoor ci jaww ji ci àddina détérioration couche d'ozone am aussi gàllankoor ci jaww ji ak ci àddina ñoom ñaar ku ci nekk dafa am loo xam ne lii mooy indi loolu changement climatique dafa am li ma wax sànq ay substances yoo xam ne dafay tàngal jaww ji tey jii am na ay lampe yoo xam ne dafay tàngal jaww ji yenn saa yi nga taxaw ci suuf lampe rek am na ci lampe yoo xam ne dafay tàngal jaww ji tey boo jëlee sa télévision rek fay nga ko bàyyi ko mu nekk en veilleuse lampe bu xonq boobu nga gis muy dégager lampe bu xonq boobu nga xeeb loolu muy tuuti yëpp am na ay énergie yu muy dégager yoo xam ne énergie yooyu dafay tàngal jaww ji parce que nag da ngay jàpp ne yow benn nga ci yor mais boo compter milliards yi nit ñi nekk ci àddina te am ko mu ngi commencé bari bu fekkee ne da nga ko bëgg a calculer en énergie kon mu amit ci li nga xam ne dañ koy jëfandikoo
muy réfrigérateur climatiseur chambre froide lépp loo xam ne day seddal ci àddina ak lu bëri lu jigéen ñi di jëfandikoo. comme parce que tey boo jëlee ay spray yoo xam ne jigéen ñi dañ koy def ci seen bopp yooyu yëpp. wala déodorant yi mais yu ci bëri nag léegi defar nañ loolu. mais yooyu yëpp bu ci nekk. xanaa gaz bi muy àndal. dafa am lu muy dégager. yii di yàq couche d'ozone yii di tàngal jaww ji. loolu nag moo tax mu am foo xam ne protocole de Montréal ak protocole de Kyoto. di changement climatique. protocole de Montréal di protection couche d'ozone. am na fu ñu daje ci ay substances yoo xam ne dañuy yàq jaww ji ñoom ñaar ñu war a bokk liggéey pour éradiquer loolu ndax loolu mën a jóge ci àddina. alors Louis Aliou Ndiaye bu mu la dégloo tamit damay jaaxle jox nga exemple télé bi nga xam ni lampe témoin bu ndaw bi ngay wax rek mën na am njeexital mais aussi bu ma déggee nga naan frigo yi ci kër gi mais frigo bi gaz fréon bi ñuy wax dafa tëju ci circuit bu fermé la nekk naka la mën a participer ci yàq couche d'ozone bi. wax nga wax ju am solo parce que en fait lii yàq couche d'ozone bi dëgg la mu ngi ci biir réfrigérateur bi. mu ngi ci biir climatiseur bi mu ngi ci sa biir oto bi nga yor. mu ngi ci bureau yi mu ngi ci biir salle bi ñu nekk. mais c'est vrai que bu génnul. du yàq. loolu dëgg la. mais nag ay nit a koy liggéey. ay nit a ciy liggéey. ñooñu ci liggéey bu seen xam-xam màccul lool. buñ ciy liggéey il faut mu génn. te loolu mooy li ëpp. ci àddina dafa dem ba loolu moo ñu indil gàllankoor bi ñu am. tax na itam comme ni nga ko waxee gaz boobu nga xam ne tudde nañ ko fréon. mais en réalité réfrigérant la. seddkaay la est-ce que seddkaay boobu def ci am yoo xam ne yi tey jii et techniciens yi ciy liggéey ingénieurs yi ciy liggéey experts yi ciy liggéey tey jii dañu leen di former pour wax leen nan la ñu war a liggéeyee ak naka la ñu war a mën a liggéeyee ba gaz boobu war nga ci mën a liggéey. defar te du rëcc nga def ci li nga ci bëgg a def. te du génn ci jaww ji. loolu itam dafa ànd ak ay jumtuwaay yu bees. matériel yu bees yoo xam ne yii de nouvelles technologies yoo xam ne itam il faut suñuy technicien suñuy ingénieur suñuy expert xam. matériel boobu mën ko jëfandikoo mën ci jëfandiku ba muñ ciy liggéey et dara du génn ba mën a yàq jaww ji yàq gàncax gi. xeetu gaz googu ngay wax nga xam ni kon moo nekk ci split yi climatiseur nekk ci frigo yi est-ce que dafa am xeet bu fi génnoon léegi nii ndax ku ko nokki di nga ko mën a xam walla appareil moo koy détecté. waaw bon fréon. à l'origine. du am xeet. à part ammoniac. parce que ci la bokk. dina am xeet. à part hydrocarbure dina am xeet ndax gaz ou butane la. wala propane mais fréon bi ñu naan fréon di réfrigérant à l'origine amul xeet. mais xam nga fréon bu xasee ba nekk ci biir machine boobu am huile. machine boobu ci biir machine mécanique la nekk. mu am frottement au fer. am aussi huile. mélange boobu acidité boobu dina dem ba gaz boobu buy génn dina am xet. parce que systématiquement dafa am benn mixage bu ci am gaz huile usure mécanique. calamine boo boolee lépp am na xet. acidité dafay am. kon dina am xet. mais à l'origine amul xet mais yu ci bëri buy génn dina am xet. ndax foofu mu jaar ba pare moo tax muy am xet. léegi xam naa dinañ dem ci pexe yi ak dina jafe ndax yi ñu tàmm yëpp yi nga wax split yi xëy na ak frigo yi bu dee dañ naan nañ ko arrêté wala nañ ko bàyyi wala nañ ko wàññi moo tax muy saafara dina jafe lool ndax ñu bëgg lu nooy mel ni El Hadj Assane Gueye bu directeur RFM moom xam nga ni ku ko bëgg bàyyiloo climatiseur da nga koy sonal rek mais balaa ñu yegg donc ci solution yi lan moo joteleeg des vaccins aux frais ci journée mondiale bi comme ni nga wax dafa yemoo Covid bi xëy na. dëgg la. xam nga dëkk. bu mu mën a doon mënuloo am hôpital yu baax mënuloo am fajukaay bu baax. boo amul chaîne de froid bu baax. c'est vrai que dañuy wax waxu hôpital. waxu dispensaire wax médecin yi wax lépp. mais médecins yi ci seen bopp xam nañ loolu
xam nañ ne dëkk bu amul chaîne de froid bu baax mënul am fajukaay bu baax chaîne de froid moo jiitu ci fajukaay. waaw dégg naa de vaccin yi bi mu fiy doog a ñëw nuñ koy condition yi ñu ko nar a dencee laa gën a dégg ñu ciy coow. waaw parce que ci dencu vaccin yi xam nga nag dafa am loo xam ne dañ koy wax vaccin yépp ci àddina. dafa sensible. amul vaccin bu sensible. dañu naan d'ailleurs tous les vaccins sont thermosensibles. mais ba ci dencukaayu sax fi ñuy mayee deret bu c'est la même chose exactement c'est la même chose. dañuy soxla mu sedd. yenn xeetu sedd yi. exactement kon pour ñu wax ci vaccin yi. vaccin yi tey dafa bare ay façon am na vaccin yoo xam ne seen conservation c'est entre moins 60 degrés jusqu'à moins 80 degrés mooy d'ailleurs bruit bi nga xam ne moom la ñu bëri njëkk a dégg. am ci itam loolu la ñu naan conservation boo xam ne dafay doon super ultra basse température. moins 60 moins 80 mu am ci ay vaccin yoo xam ne aussi dañ koy stocker conserver ko à moins 25 à moins 40 yooyu aussi basse température la mais am na aussi des vaccins yu ñuy conserver à plus 2 degrés plus 8 degrés. loolu mooy conservation normale bi. alors xeetu vaccin yooyu yëpp day doon aussi lii déterminer conservation vaccin bi. baaxaayam qualité am. ci fabricant ba lay doon. baaxaay bi aajugul trop. ci type de conservation. waaw. norme mais bu ñu la nee 2 degrés nga yóbbu ko 10 degrés. wala loolu beneen affaire ñu ne la 2 degrés nga def ko 6 wala 8. loolu beneen degré la bi ñu ne 2 degrés à plus 8. mais boo ko yóbboo 0 vaccin bi bu yàquwul it. capacité am. waaw dina ci am njeexital. exactement mais bi nga xam ne dañu ne moins 60. moins 80 degrés. mais kooku boo ko buggee conserver ça à moins 20 degrés. ça veut dire que vaccin boobu presque décongelé na. te ñëpp xam nañ ne vaccin boo ko xasee ba génnee. ba mu décongelé utilisation. waratul nekk. mais mun nañ joxe misaal sax Sinopharm bi la suma juumul am na boo xam ni dañ doon ut par série de 5. exactement foog ñu dajale juróomi nit doog a ubbi kii bi. très bien boîte bi nga xam ne ci lañ ko conserver voilà ñu séddale leen ko. voilà c'est pour exactement. buñ ko xasee ba génne. mu bañ a yàgg ci température ambiante bi. et il est préférable d'ailleurs local bi nga xam ne fa lañ koy ubbee pour mën ko injecter patient bi. mu doon un local aussi climatisé. à une température qui varie à plus 18 ou maximum. plus 19 à 20 degrés. moo tax xanaa bu ñu daan dem sax ñu koy def ci saak yoo xam ni ngay gis dafay amaale lu koy seddal ci biir. exactement même bu dee dañ koy déplacer. voilà sac yooyu ngay gis aussi c'est des sacs yoo xam ne c'est des thermos. dafay conserver sedd. bu ñu ko ci dugalee sac boobu isolation. boo xam ne moo ci nekk. mais ubbeeg tëj bi nag. mais ubbi bi boo ubbee température ambiante bi. ni waaw mais ubbi bu gaaw la. quand même jël rapidement tëjaat ko. et comme j'ai dit tout à l'heure moo tax d'ailleurs ñu préférer local bi nga xam ne foofu la vaccin bi nekk ñu war ko injecter. que ce soit un local bu ñu climatisé. de manière à ce que mu am une température. ambiante boo xam ne c'est amplitude thermique bi bañ a metti daal bañ a bëri ce qu'on appelle delta T bi bañ a am différence de température bi delta T voilà différence de température bi bañ a bëri exactement alors ñu dem xëy na ci pexe yi comme laal nañ fu bëri li nga xam ni mooy njëriñ li ak ni mu mën a servir même xëy na ñu waxaale tuuti ci ñam yi tamit xam nga wax nga vaccin yi mais ñam yi ñu fàttali importance su di ko denc ci température bu baax. exactement ak aussi buñ ko ñu bëri nee nañ buñ ko décongelé benn yoon boroom xam-xam yi buñ ko congelé waat defe naa loolu yi ci wàllu sensibilisation ñu baamtu ko du yàq dara. effectivement. en fait ñi nga xam ne dañuy liggéey ci réfrigération. xam loolu
dafa am loo xam ne dañ ko ragal ci réfrigération. ñun dañu gëm ne conservation sax moo gën a metti fabrication froid. Ça veut dire que faire du froid. oui moo gën a yomb conserver. conserver dafa jafe. tey boo jëlee kër. foofu laay njëkkee et dañu am réfrigérateur am congélateur. congélateur dañ ci taamu li nga xam ne dañ koy denc mu yàgg. waaw te boo jëlee sa température congélateur am nga ci -16 -17 -18 ba -20 -25. ça dépend ci congélateur mais ci suuf conservation la c'est entre +7 ba +4 degrés mooy tax bouteille yi sedd ndox mi sedd te boo fa dugalee itam ay légumes du am problème. loolu mooy conservation donc foofu conservation la. voilà léegi congélation yàpp boo ko congelé y a aucun souci. mais nag ci biir aussi li ngay congelé dafa am ay aliments yoo xam ne par exemple c'est des aliments travaillés. tey boo jëlee viande hachée. kooku du lu ñu war a décongeler di ko congeler waat. boo jëlee merguez. c'est de la viande travaillée. du lu ñu war a décongeler di ko congeler waat. yàpp it taamuwuñ ko. mais moo tane. moo tane. parce que mën nga ci jël delloo. yële nga wax c'est parce que ce sont des viandes transformées hein. oui parce que c'est de la viande travaillée. waaw viande hachée boo seetloo yàpp bu ñu jël la travaillé ko. boo jëlee merguez c'est de la viande travaillée. genre aliment yooyu. yàqoom dafa gaaw. te yàqoom poson la. loolu moo tax ñu ragal ko. booy jël aussi conservation wu fruits de mer. fruits de mer crevettes moule seen congélation dafa metti parce que il faut une très basse température -20 à -25. bu dee sax lu ñu war a exporter dina ko ëpp. loolu aussi taamuwuñu parce que bu décongelé. rapidement mën na tourner. indi beneen affaire poson la. moo tax conservation jafe. boo jëlee nag légumes nga jël ay fruits. seen conservation moo gën a yomb. parce que entre +5 degrés. ba +7 +8 mën nga leen a conserver. la même chose tey boo jëloon légume dugal ko ci congélateur bi presque mu yàqu. day yàqu oui. c'est la même chose. wala boog dootul frais. moo tax nag conservation moo gën a metti et on recommande quand même dans les maisons au niveau des ménages conservation bi ak réfrigérateur yi ñu xool ko bu baax di ko nettoyer parce que bactéries yi def ci bari. j'espère que soxna yi gérer côté boobu ñi ngi lay dégg bu baax. xam nañ ko bu baax xam nañ ko te ñi ngi lay dégg bu baax jëfe ko. Louis Alioune Ndiaye alors ñu dem ci pexe yi comme couche d'ozone bi mi ngi def nii nga wax ak gaz yi ñuy utiliser muy yéeg di tag fi mu nekk nii lan lañ jàpp ni moom mooy pexe. waaw li pexe mooy dafa am tey Sénégal dafa signé ay convention ak ay protocole Sénégal signé na protocole de Montréal signé convention de Vienne ak amendement yu bëri il y a presque 7 ou 8 amendements bi ci mujjee Sénégal a ko ratifié muy amendement de Kigali d'ailleurs amendement de Kigali moom moo daje changement climatique ak protection de la couche d'ozone. pexe bi mooy tey population yi war nañu xam li ñuy jëfandikoo lan la tey yow boo waree jënd un réfrigérateur wala nga jënd un climatiseur mais il faut nga xam ne climatiseur bi nga war a jënd wala réfrigérateur bi nga war a jënd waratul am gaz boo xam ne bii gaz boobu bu yàq la day tàngal jaww ji wala day yàq ko. est-ce que am na ay xeetu gaz yoo xam ni découvrir nañ ko yoo xam ni du tàngal jaww ji. am na yu bëri yu ñu découvrir yoo xam ne day tàngal jaww ji mais nag li àddina yëpp di jëfandikoo day jafe nga am ko mu daj. bu ñu fàtte ne gaz bii ñuy jëfandikoo te muy yàq depuis ba ñu fàttali ko xam froid conservation am. les premiers navires yi nga xam ne ñoo doon def conservation mais
moom lañ daan utiliser depuis les années 50. mais tey am nañu ay gaz yoo xam ne yii du tàngal jaww ji te du yàq couche d'ozone comme par exemple tey peut-être bu dee réfrigérateur bu bees nga yor yow. gaz bi ci nekk du tàngal jaww ji du. ok voilà parce que gaz boobu ci nekk. hydrocarbure la. mais léegi mënuñu imposer ñëpp ku defarati lu bees déjà nga defar ka gaz bu mel noonu ba pare it ñu ne képp ku doon utiliser bële may nañ la ba àpp sàngam nga méngale ko ak gaz yi nga xam ni gis nañ ko loolu mënul nekk techniquement. mais dafa mel ni da nga jàng téere yi loolu moo nekk actuellement. loolu moo nekk vraiment jànguma ko. waaw bon damay wax. mais noonu la demee. ok li àddina yëpp di jëfandikoo mënuñu xëy na dindi nañ ko. oui dindi mais depuis 1993 depuis 93. la ñu commencé. lépp luy réfrigérateur boo xam ne dafa amoon gaz bu ñu tuddee Fréon 12. amatul Sénégal depuis 2010. daw na officiellement 2010 topp nañ ko nag ba 2011 mais amatul Sénégal tey réfrigérateur yi nekk Sénégal yëpp gaz bu tudd R134A lay utiliser. R134A ak bi nga xam ne R600A la tudd. R600A split yi nag ñu ngi. split yi aussi la même chose. di daan utiliser gaz bu tudd R22. di boobu da doon yàq. da doon yàq jaww ji. léegi di tàngal bu baax. aussi léegi ñu ngi utiliser R410. R407 ak R32. bi nga xam ne moo gën d'ailleurs yii ma lim yëpp. bon li ñëpp war a jëfandikoo dañu nangu ne du gaaw a doy. mu am ci yi nga xam ne day yàq jaww ji. ñu seetlu ci yi nga xam ne yàqam dafa metti lool. yooyu ñu éliminer ko immédiatement. yi nga xam ne yàqam mu gën a néew moom la ñu toftal en attendant. ak R32 yi nga xam ne du yàq dara en attendant que nag ñu di ko éliminer petit à petit. par exemple Sénégal calendrier d'élimination bii ci côté climatiseur yi. mu ngi commencé en 2013. Sénégal daf ci amoon bi ñu xaymaa lu tolloog 657 tonnes. chaque année ñu war ko wàññi. en 2000. ñu ngi ci ñaata. ñu ngi tey jii ñu ngi 2020. nous avons 259 tonnes. waaw ci la ñu 600 am alors que ñu ngi woon 657. 657 tey ñu ngi ci 259 tonnes war a toll ci 35 à 37% yoo xam ne éliminé nañ ko ci quantité ba ñu amoon en 2013 muy 657. waaw mais léegi nag réew yi nga xam ni ñoo ñu gën a développé di ñu gën a utiliser jumtukaay yooyu Chine Japon Amérique ak waa Europe ñoom booy xool bu dee dañuy ci xam-xam tamit bu gàtt rek ak xalaat ñoom ñoo ñu war a gën a yàq ñoom naka la ñuy taxawee ak jamono ji ni nga wax ñi ngi éliminer comme ñoom ndaw raw ndegam ñun ay 657 tonnes lañ nekk ñoom ci ay centaines de milliers la ñu war nekk. wax nga dëgg. xam nga en réalité ñun ay consommateurs lañu. Sénégal par exemple du produire réfrigérant. dañ koy importer. kon ñun suñu consommation en réalité suñu importation la. waaw d'ailleurs bu ñuy xayma consommation dañu naan production moins exportation égale consommation. ñun nag duñu produire. kon ñun importation. moins exportation duñu exporter. kon importation moo correspondre ak suñu consommation oui. Sénégal. oui. mais dëkk yi ci kaw tey dëkku européens yi. c'est des pays producteurs. calendrier d'élimination bi ñëpp ñi nga xam ne dañu signé protocole de Montréal. signé convention de Vienne tey jii dëkk yi nga xam ne dañuy produire yëpp kenn ci produiretul R22. kenn produiretul gaz bi bàyyi nañ ko. dëkk yi nga xam ne dañ leen tudde article 5 yu mel ni ñun. am na ci nag ñuy produire boo demee ñu mel ni Ghana dañuy produire. ñooñu ñoo ko dese mais ñoom it ñu ngi koy wàññi. te ñun aussi ñu ngi wàññi
lépp lu ñuy importer te mu war ko yàq. vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant Louis Alioune Ndiaye ci xam-xam ak leeral bi waxtaan yu mel nii am na solo lool war nañ ci bàyyi xel ndax loo xam ni la njeexital bu muy am directement ci suñu dund la ñu lay gërëm di la sant di fàttali ne kon alxamis bi mooy yamook journée mondiale ci wàllu couche d'ozone léegi gannaaw publicité bi dinañ faram-fàcce ci kattanu borom bi xibaaru marax yi ci kàllaama Kocc.